waaw xam naa ñu ngi jëm ci question yi mujj doyen Seye Ndiaye su duñ la jox rek nga posé ko directement ñëwal. waaleykum salaam. Serigne, il y a quelques années waxoon naa la j'aime bien ton style. Est-ce que tu te rappelles? yaa ngi koy fàttaliku. dama ñaanoon Habib bërki démb ni ko mu may ma quelques minutes tey ma wax ci li ma xam ak ci li ma yëg ak ci li ma dégg. xam nga yow tuwaar fakal la dama gis 1965 man maa ngi nekk CE2 CM1 ñuy fête indépendance Sëñ Moustapha mi ngi am ay 12 ans 13 ans mu dajale ñetti école principale arabe yu Tivaouane pendant des jours mu leen di defarloo ay entraînement gymnique 12 ans Tivaouane préfet ci route nationale bi ak toutes les autorités ak Massamba Sall nga xam ne bu du woonoon a nekk damel Sëñ Moustapha ñëpp yi jaar ba école yi war a jaar préfet non commandant lañ la wax mu ñëw ñëpp jóg taxaw muy def loo mouvement gymnique élèves yi ñëpp jóg tàcc mu jàll 12 ans ñu ànd def kermesse ñu ànd dem nawetaan xeex ñu ànd dem tool ñu ànd war sare jëli mat 2002 soxna Fatima gën a nekk ndaw ñu dund benn expérience bu ñu sa baay defal leen ko pendant 4-5 semaines li Cheikh El Hadji Malick defaloon njar ne ña mu am yaa ngi ree parce que xam nga la nga fa daj man mu defal ñu ko chaque semaine mu baax ñu ñetti fan Khalifa Fall mi ak ñam daan àndal kon ñoom duñ mënoon permanent dañuy fekk ci dernier jour bi ak conférence bi Fatima soxna muy nettali naan waaw man ma war a sangu mooy duy ca teen ba de parce que ca àll ba la ñu dem loo soxla yaa ko utal sa bopp nee na après ñu dem uti suñu ngeer kii nii fexe ba nit ñi duñu gis bu ñuy sangu parce que booy sangu si am yaa ngi jàkkaarloo ak asamaan yaa ngi fàttaliku ñii bi sëriñ ñii bi ci gunóor yu bari yi yaa ngi koy fàttaliku de ñii bi gunóor yu bari yi ak intempérie ba ñu fa fekk da ngay def ni gunóor yi te nga mujj def ni ma téye benn baat ba léegi sëñ Moustapha wax ni dafa commencé rek ni mi ngi la bëggoon wax sax ni nga yëkkati sa loxo mais wax na la ko parce que maam dafa toog teg loo xam ni ci coono bi gunóor yoo xam ni fa ñu nekk àll la boo xam ne bi sëñ Moustapha di wax ni maa ngi ko bëggoon wax sax mu yëkkati loxo te wax na ko te wax nañu ko ci tenue il n'y a pas de tenue sans retenue il n'y a pas de tenue sans retenue ndeysaan booba ndeysaan métti woon na de boobu waaye man a xoola ñu ngi mel ni safara ci moom avec beaucoup d'affection ma ne kon yéen fi mu war a jaar ak yéen jaar na fa ndax foofu lañ ko jaarale moo tax tey jii fi ñu toll fii il nous faut réécrire notre propre histoire avec nos propres mots
te li ma ci gis mooy ni singularité moo tax da nga am coono de da nga am coono tam parce que singularité nit li mu bëgg muy ñëpp niroo te ku niroo ñëpp doo avancer dara te singularité nag dafa am truc bi il faut nga fay dara parce que da nga mos wax fii y'a quelques années nga ni mais ñun nga wax ñi wax ni nga ne mais ñun ñooy concept yi yaa ko wax ñun ñooy borom concept te ñun ñooy tendance parce que tendance moo jiitu mode parce que te mode bu ñu ko waxee rek weesu la maintenant nekk sur les réalités ce qui se passe penser nos propres mots pour faj suñu bopp moo tax xale yi wax yi ñu wax fii nii te maa ngi koy wax ay bokk man leen seen maam problème yi posé sax du ay solution ay questionnement la parce que sëñ Moussa dafay wax mu ni boo amee idée li koy def njariñ mooy nga xalaat ci mu indi beneen bi may sant te ñi xam ci damay waxtaan ak sama benn collègue mu ne ma étudiants yi léegi seen néeg yi ay mbër a fa nekk parce que mbër mbiru mbër rek la ñuy wax mais ñi duñu wax anecdote duñu wax fait divers ils sont sur des abstractions asamaan la ñu nekk te da nga am sa propre style na nga téye sa style na nga ci taxaw na nga ci dëgër mënu ñoo doxale mukk ni sa baay doxale parce que doo yokk bon te yokk la ñu soxla yokk la courage moo koy def sama question bi ma bindoon nii dafa am benn ku wax ci proverbe mu ni Dieu n'a fait qu'ébaucher l'homme c'est sur terre qu'il se réalise mu ni yàlla kat subhanahu wa taala nekkul lu dul door nit gis nga dàtt bi comme bu ñu fagoon lii muy dàttu garab ñu bëgg ci génne kuur wala gën ka koy defare am na koo xam ne ci day dagg rek ba mu niroog ne fa lay yem mais am na koo xam ne que ni muy mujjee mooy di fab lañ set di xoos ca finition ba ak di jëpp papier mais ku jëkk instrument yoo xam ne yi day dur rek mooy li seen Cheikh di wax mu ne ki defar tàll ba pare doole ci di tifli di fomp ak tubay caayaam nee na gën a jekk moo jekk léegi question bi nag mooy la réalisation de l'homme sur terre question boobu nga baal ma ko te nga baal ma nag li ci des yëpp mais j'apprécie le style sant yàlla rek ndax xam nga sax style bi nga tudd moo question bi nga tudd c'est la même question dama ko wax benn mbokk ma ne ko gis nga jamono dafa toll foo xam ni nit dina dugal boppam safara ci appréciation bi muy am ci yow te du ko teg fenn fudul ci nim la gisee kon nag yow lay sóoral nga protéger ko ci kàmb googu mu bëgg a dugg il est donc impératif ci jamono boroom yitte boroom objectif il faut mu non seulement être à son meilleur mais il faut mu paraître à son meilleur ndax am na foo xam ne boo fa bokkee foo mënti toll il faut ku la xool xam ne kii de fële la loolu rek a indi style bi xam nga gis nga question bi nga posé ni question bu ma mës a intéressé la parce que dama mës a seetlu benn sculpture boo xam ne ki ko def il est tellement fin avec ses mains ba ci xeer mën na la indil effet voile
gis nag nit même principe bi la looloo tax Colisée bi ñu indi ko ci façon bi ñu ko indee parce que dimension physique moo ci gën a yomb comprendre moo ci gën a yomb façonné boo duggee ci domaine mental bi nag def lien bi entre le physique et le mental ak seen interaction pour nga mën a dégg nag 3e semaine bi muy ruux ak implantation ci ñett yi dafay gën a yomb mooy li nga indi rek gis nga xeer boo ko yoree ba pare booy sculpter il faut nga dindi les grands blocs ba nga am une idée à peu près xam ni bon fii daal à peu près lii su nekk fii la war a nekk nga doogay génnee les formes complexes bu forme complexe yi génnee nag ci ngay doogay dugg ci finition yi ak détaillement beeg yu mel noonu gis nga c'est le même principe ci exercice physique xam nga malheureusement yu mel noonu dañ koy dégg Sénégal non sport boo koy def nangam non boo defee lii nangam et cetera mais da nga xam ne xamuñu li ñuy wax ndax gis nga c'est le même principe ci développement physiquement même côté esthétique ak côté performance c'est le même principe doo tëb rek bëgg dugg ci lenn wala bëgg a àgg fenn fi il faut que nga jël sa temps étudier sa bopp étudier sa mécanisme yaram étudier sa métabolisme ak réponse bi muy def tey ji am na façon exercice yoo xam ni tey ji loo mën ci lekk di nga ko génnewaat li nga soxla rek ngay garder te loolu sax ci côté exercice rek la bokkul ak mécanisme bi yàlla jox nit ba pare ce qui fait que am na sax côté physique nooy travailler sa bopp mais man gis naa mag boo xam ni il a plus de 75 ans mais boo xoolee yaramam moo gën a dagg sax pilier bi mais lan moo ko may loolu mooy même principe bi da ngay dégager les grands blocs indi forme complexe yi doogay àgg ci finition yi c'est le même principe gis nga muy yaram muy xel muy ruux c'est le même principe il faut nga nangoo tàmbale li nga xam ne en fait moo la gën a sonal li la gën a gàllankoor nga écarter ko tegee ko de côté boo defee loolu déjà am nga pas en avant boo def gannaaw loolu nag léegi ngay dagg di gën a rafetal di gën a détaillé bu mu mel ni nga soxla mu mel laa nag yaa ngi jege nit loo gën a détaillé mu gën a rafet mu gën a niru lu grandeur nature ci ngay gën a jege nit di gën a jege nit parce que bu fekkoon yàlla dafay defar nit ñëw rek teg ban sens lay am formation bi mu soxla ci moom du ko mën a am ba juridiction mu mën ko yore mandat def ci lim ci war a def correctement moo tax il faut que mu jaar ci phase de sculpture boobu phase de raffinement boobu ba moom it mën a mat li mu war a mat ba xam question bi tontu naa ko jërëjëf kon. donc d'après les développements dañuy jàpp ni kullu mawludin yuladu alal fitra mooy ébauche bi irji'a ila rabbika radiyatan mardiya de réalisation bi diggante bi nag yàlla ñaan fi doomu aadama mu jóge ci étape bi mu nekk dem ci étape bu nit xam naa dañuy dem ci dernière question bi waaye bala mu ciy dem dafa wax yu am solo te Serigne Moustapha def ko defal leen ko defal ñu ko ndax dañuy wax ne ñun la Serigne Moustapha jur mais yow njabootam nga xam nga ñu nekk ay xale nekk di jàng école mu créel ñu ay colonie de vacances ñu yóbbu la ca ñii bi doo am mat laa ci basan lay tëdd ndox bi ngay kaas bi ngay sangoo nga ñëw fekk ñu tegal la ko pour nga naan ci mu nekk entraînement ñuy def loo génie en herbe may fàttali ko 2006 bi ñuy théâtre fekk defu ko pour ñuy def ay spectacle mais boobu mu ngi préparer la génération future moo tax encouragement yi nga ko wax kii ñu xam ci jom ci fayda il va le réaliser incha allah parce que Serigne Moustapha mérité na ko ndax def na lu nekk xam naa ni cadre boobu sax du ci dugg Habib ndax xam nga li mu fàttali léegi ci cadre ñii bi ci laa jàng baat boobu mu mës la wax léegi am na koo xam ne boo ko ne boo courage da ngay sonal sa bopp ndax amul choix koo xam ne li mu gàddu moo xam oyof na moo xam diis na moo xam ñeme na moo xam ñemewul ak lu mënti xew mur baa ngi ci gannaawam li taxaw ci kanamam moo xam ñeme na ko moo xam ñeme ko kanam rek la am comme choix boo ko nee bon courage it da nga koy sonal ndax amulu ko njëriñ am na koo xam ne ca kanam rek ñeme na ko ca kanam rek
ragal na ko ca kanam rek moo xam day dem di ree moo xam day dem di ñàngal moo xam day dem di yuuxu dem rek te gis nga tonton Seri lépp moo ngi ñu ko jàngal ci protection ñibbi ba lépp ci protection ñibbi ba ndax gis nga gunóor yooyu maa ngi ko doon yëg bu baax waaye damaa xam ni moom ak fa mu toog gunóor yi may yëg moom lay yëg te bougéwul millimètre kon nag waruma man may bouger millimètre jeex na. yal na yàlla barkeel incha allah. incha allah dañ lay jox dernière question bi. suñ paree rek nga jaaree fa tëj te ñaan. dafa am kuy laaj ne da nga wax ni. ci noyau humain. mooy tax nit di am volonté. muy laaj nag nit ki doomu aadama su évolué ba léegi ci cadre nit ba am volonté boobu. est-ce que am na capacité wu liy xew ci dundam moom mu di ko décider sans l'intervention de Dieu. loolu principe de volonté parce que yàlla lu weddi boppam ki nga xam ni def na yitte def na jom ba àgg ci stade boobu c'est parce que lim soxla ci maturité lim soxla ci xam-xam lim soxla ci analyse am na ko pour mën a defal boppam décision mais surtout pare na aussi pour décision bu mu jël conséquence bu mu ci mënti doon mu gàddu ko gis nga loolu la nit ñi di jaawale xam nga liberté loolu la parce que nit ñi day jàpp nañ ni liberté mooy damay def lu ma neex dara du ma ci fekk loolu liberté loolu anarchie la ndax bu fekkee man damay xëy def nit ki lu ma neex keneen ku bokk ci kooku ñoom moom it xool ma def ma lu ma neex de def ma lu ko neex du sotti di du sotti waaye nit ku nekk bu fekkee xam nga ni boo tegee action am na lu ciy jóge am na répercussion bu ciy jóge te kon di nga respecter sa droit d'action mais aussi di nga des respecter sa devoir de conséquence te mooy boo tegee sa action ba pare loo ci fekk yaa ko moom waaye nit it bu la tegee action conséquences yi moo ko moom bu loolu amee ku si nekk respecter sa action morom mais jaamu daal di am ndax ku si nekk balaa ngaa teg sa morom dara di nga xool ba xam ku la ko tegoon nooy def foofu la liberté tàmbali partage de responsabilité la loolu mooy liberté te c'est très important mais volonté loolooy principe bi boo xasee ba àgg ci stade mën a jëfandikoo sa volonté na nga ko war a jëfandikoo yàlla moom da lay accompagner rek ndegam boole nga ko ci yàlla ku ko boole ci say mbir mu ànd ceeg yow ay boo ci génnee moo la ni génne na ci boppam noonu rek la toll c'est aussi simple que ça mais loolu en fait mooy fonctionnement volonté waaw xam naa sax kenn doyalu waaye it jeexagul tey la première semaine di doogay mat dese nañ yeneen ñaari semaine moom de niñ koy waxee rek xëy na sax première semaine bi mel na ni lu xaw a limité tuuti loolu c'est fait exprès ndax gis nga dañ bëgg bu si nekk dimension bu si nekk ñu indi ko ci nañ ko war a indee d'abord dans le stade le plus pur possible bu ñu paree nag xool yi ci des bu ci nekk impactal ci bi ci des moo tax xëy na indi nañ dimension physique ak yi ci aju waaye fekk semaine prochaine nag ci la ñuy dugg aussi ci cadre mental mën a defaat le lien entre les deux esprit sain dans un corps sain boobu ñuy tudd ñu indi nag léegi sens réel lan moo tax mu am c'est très important xëy na nag ñu nit di xool rek bu boobaa est-ce que dañuy jékki-jékki rek tiital gars yi rek absenté ndax xam naa moom buñ naa def question bu am rek ñu ne non maama ngi fi waaye bàyyi leen rek naa xam nu ma def ak ñoom incha allah waaw ñoo ngi yéen rek booba muy mat ndax it suñu yéene mooy du yem ci koor gi am nañ yéene continuer ko di ko traité di indi éléments yu bees ba keroog ñëpp di am lañ soxla ci seen bopp incha allah xëy na nag balaa ñuy tëj bay ñaanalante dafa am lu ma bëggoon mu leer ndax dafa am lu ñuy attirer sama attention mu soxal ma lool nag duma ci foog
duma ci kaf duma ci ree duma ci pardonné ndax dañ ma wax ni dafa am ay xale yuy wër di wax naan waaw daayira bi amatul Moustarchidine Junior rek am ma yaakaar ni nag loolu ku sa xel di dox sa xol li wër di nga xam ne loolu tegewul fenn ndax gis nga bu leen jaawale waxuma leen sax daayira bi waxuma leen Moustarchidine Junior waxuma leen leneen suñu colisée gii bu dul woon autorisation góor gi doo leen ko séen ñun sañu ñu def lu réeroog moom lim tëral sañu ñu def lu mu d'accordul sañu ñu taxawal lu mu d'accordul Moustarchidine Junior moom moo ko fi teg Moustarchidine Junior nekk fi pour remplacer daayira bi cadre de formation la pour képp koo xam ni yëg nga ci sa bopp di soxla nga ko rawatina xale yi waaye lan mooy xale nit dina am ñeenti fukki at wala juróom-ñeenti fukki at te yàlla xam ne xale la problème bi du problème mu fii laa toll ci at wala fële problème mu mooy sentir nga besoin wu avancer sa bopp loolu doo nga ko tax a jóg nag Moustarchidine Junior cadre de formation la ñu fiy formé bu ñu paree ñoo war a dugg ci daara bi def ci seen kattan gis ngeen nag dafa am lu jar a bàyyi xel te góor gi jàngale na ko gis ngeen seytaane du la approché mukk ci man li nga wax d'accord ma ci da lay approché ci ndi laay yow lii nga wax man loolu laa d'accord foofu laa bokk sax waaye foofu lay jaar di la ci puus di la ci génnee ba nga génne ca ba set ci wecc mu ne la waa kay am naa li mu bëggoon mu wutu leen loolu ndax nag dafa jar a xàmmee ñi leen di approché di wax ni Moustarchidine leen di wax ni li ngeen gëm leen gëm te yàlla xam ne du ci dëgg xam ngeen dañuy tudd baatu chef de guerre di ko réyal di ko jox sens bu mu amul waaye nañ ko delloo sax ci sens bi gën a bi gën a terre à terre nañ dugg ci stratégie de guerre gis ngeen loolu xam ngeen nu mu tudd loolu la ñuy woo ci cadre militaire opération false flag te mooy boo ko traduire ci français muy faux drapeau te mooy koo xam ne dafay mbubboo li nga gëm mbubboo fi nga bokk ñëw defi ñombe boo xam ne kenn du ko taxal moom yow lañ koy taxal bàyyi leen xel yu mel noonu ci seen biir am ngeen ñaari busol xam-xam bi leen góor gi jox ak pas-pas bi ngeen am ci moom ñaari busol yi ko dajale billaahi te muy dëgg ci yow kenn mënul taxaw sa kanam wax la lu jaaduwul nga nangu ko gis ngeen ñun nekk ñu fi pour coow nekk ñu fi pour jaxase nekk ñu fi pour xumbal liggéey pire ñu fi bàyyi mission pire ñu fi bàyyi mission bi du ñaar du ñett du ñeent benn la ñun ñii duñu def lu ñu neex lu ñu def dafa am fuñ ko teg gis ngeen éveil mii ngeen dégg naa ci bañ a dugg sax naa am na loo xam ni tudd ko sax ëpp na éveil bii boo nee yaakaaree lu ñu teg la nii rek xamoo leen li xew dafa am turandoo te éveil mi yonent baa ko baptisé fa laa yam nag daayira bii ko bëgg a def ñaar di nga jaar ci suñu bakken yi daayira bii ko bëgg a tas di nga wax lu leer nañ di nga ñax lu leer nañ waaye di nga nàcc ba nga xam ne nekk deret dafa cher duñu ko seetaan mukk ku mu mënti doon nag moo xam xale bu yaree di ko la moo xam mag bu bëri caay la ak ku mu mënti doon bu yaakaaree dana fa def genre fo yooyu duñu ko nangu duñu ko seetaan danañ ko defante ak yow ba nga xam ni ñun ay jàmbaar rek lañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu jàng fatiha fàllaxe ak naa salaatul fatihi ñu tëjee ko jotaay bi